aduna ko mana juy luy wey la aduna ko mana juy luy wey la dama toog ba digi joor tëdd nelaw jeex xel mi dem ci laxira de moo wóor. asalaamaaleykum sama gaay waaw cheikh bi nuyu na leen tey mais di leen nuyu nag tey avec tristesse fu ngeen nekk ci àdduna maa ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñëpp tey nag moom ñëwuma fi pour xoloo ñëw pour clash kenn dama fi ñëw ndax naqar bi ngeen am ma am ko Sénégal am ko Afrique am ko àdduna yëpp am ko tey waaw muy génn àdduna gi nga xam ne si suñu frère suñu xarit suñu soppe jóge ci àdduna tey muy Habib Faye waaw àdduna yëpp di ko naqarlu donc man tamit dama koy naqarlu bu wér a wér waaw di ko ñaanal yàlla xaar ko àjjana ca àjjana gën a kawe waaw taxawu ko dimbali ko waaw àtte ko ak xolam waaw Habib ñoo ngi lay tàggu di la ñaanal yàlla fu ñu toll waaw tey moom comme ni ma leen ko waxee rek nekkuma fi di clash kenn wala may am kenn ku may wax dara ci yow lu dul naqar boo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk en tant que sénégalais en tant que africain am na yoo xam ne li ma leen koy waxee rek mooy loo xam ne àdduna yëpp lay naqari waaw parce que am na ñoo xam ne si seeni mbokk rek moomatuñ leen bañ juddoo ñu yar leen teg leen ci yoon jaar leen ci yoon bañ màgg doon lañ doon kooku dootuñu nit ñoo xam ne seeni mbokk dong ñu leen moom seen yaay ak seen baay ak seeni frère ak seeni sœur rek moomatuñ leen waaw sénégalais yëpp ñoo leen moom àdduna yëpp moom leen comme ni ma leen waxee rek am na ñoo xam ne li ñu leen di mën a wooye ci àdduna c'est des monuments Sénégal bu ñu leen wax dañ naan monument la xam nga da ngeen dem ci ay mbedd dem ci yenn béréb yi gis ñu teg monument boo xam ne si dañuy xool ñu ne Sénégal yëpp ñoo ko moom am monument yoo xam ne dañ leen teg ñu ne Afrique yëpp ñoo leen moom wala àdduna bi yëpp ñoo leen moom donc comme ni ma leen ko waxee sànq rek du seeni mbokk rek ñoo leen moom Habib Faye dafa nekkoon ci ñooñu Habib Faye à part sa famille dem na Super Étoile nekk famem depuis 1984 mu nekk fa Habib Faye nekk artiste li may wooye artiste bu complet parce que koo xam ne benn instrument nga joué rek dañ naan artiste nga boo dee batteur guitariste bassiste loo mën a noonu dañ naan artiste la mais artiste complet nag mooy ki nga xam ne day jël il est polyvalent instrument yëpp da koy jël di leen jouer Habib moo meloon noonu donc ki nga xam ne moo xam accordu clavier xam bu basse xam bu guitare xam bu batterie kooku mooy ki nga xam ne moo mën a arranger yooyu mën a créer harmonie te loolu Habib Faye yàlla mayoon na ko ci àdduna waaw donc muy koo xam ne mën nañ ko wooye artiste complet ci boo xoolee artiste ci àdduna ñu ci bare mën nañoo way mën nañoo jouer mais seen artiste complet buñ koy wax ki nga xam ne dafa mën lépp kooku moom mën a boole lépp mën a créer harmonie pour mën a taxaw loolu taxoon mu nekk arrangeur bu mag autre que bassiste bu mag wala guitariste bu mag mais basse bi rek ngeen doon gis mu koy play quoi di ko jouer waaw mais Super Étoile niñ ko waxee ak ku ko xam ak ku ko xamul lu ca ëpp ci ay morceaux de succès yu Youssou Ndour def Habib Faye moo arrangé morceaux ya basse ba ak guitare ga batterie ba la muy joué clavier ba la muy joué kooku mooy arrangeur ba ki créé harmonie boobu pour mën a taxaw Youssou def ci voix am mu mën a génn ngeen mën a jël morceau boobu ba tey am na ci yoo xam ne ay classique lañ àdduna fekk mi ngi am morceau yooyu dañuy taxaw donc honneur à lui
ku mel ni ku jara honoré la koo xam ne vraiment du mu wax Sénégal rek du mu wax Afrique àdduna yëpp ñoo ko war a rendre hommage waaw ndax am na ñoo xam dañ naan patt ña nga ca gannaaw mais liggéey ba ñuy liggéey ndax yéen bu ngeen di xool da ngeen di xool rek artiste bi taxaw ci kanam di way dans le cas de Youssou Ndour mën a nekk Wally Seck mën a nekk Thione Seck mën a nekk Baaba Maal ku mën a doon artiste bi ngeen di xool mais artiste bu am na ñu ne ci gannaawam ñoo xam ne ñooy liggéey boo xam ne bu am solo la waaw ndax ñooñu dañuy am ci ñoo xam ne ñoo leen di arranger morceau yooyu pour que seen voix boobu mën a am harmonie boobu ak musique boobu mën a ànd kooku ci musique la bokk tey nag cheikh bi day wax ak yéen ci loo xam ne beneen dimension la parce que da ngeen doon xool di ma déglu may wax ci di clash kii ñi dul wax dëgg ak ñuy sos ak affaire yooyu wala politique affaire yu demee noonu waaw tey nag du bisu politique tey du bisu xuloo tey du bisu xeex parce que àdduna am na ñett yoo xam ne ñooñu ci boole musique daf ñuy boole ñun ñëpp parce que mën nañoo bañ a bokk xalaat ak lu la neex mais bu ñuy déglu Youssou Ndour wala ñuy déglu Baaba Maal wala ñuy déglu Thione Seck wala ñuy déglu Ouza ak ku mën a doon mën nañ xuloo maag yow fii mën nañ rayante fii mais buñ paree dañuy dem di dégloondoo Ouza morsom yooyu mu dóor wala Youssou Ndour wala Thione Seck dañuy dem di jàng si ñoom déglu wala Omar Pène Baaba Maal ku mën a doon donc musique daf ñuy boole ñun ñëpp musique daf ñuy indi ñu nekk ay sénégalais ñu ànd suñuy xuloo suñuy xeex mës a génn foofu waaw à part musique ba sport ba day ñëw sport moo ñuy boole kenn ku ne am na équipe boo faral xëy na Sénégal ok mais bis bu équipe nationale di jouer kenn ku ci nekk ñun ñii di rayante wala ñuy clashante am nañ loo xam ne moo ñu lié muy équipe nationale ba équipe nationale bu jouer kenn xamul foo far kenn xamul foo féete kenn xamul maillot ba la ñuy xool bañ sol muy maillot national ba waaw bu Sénégal donc nañuy fàttaliku tamit loolu ñetteel ba mooy la nga xam ne mooy suñu sport national muy bëre ba bis bu amee mën nañu rayante fii comme ni ma leen ko waxee ci football ba kenn ku ne sa équipe waaye bu national bu ñëw nga taxaw kenn ku ne sa ñaari mbër bu ñu taxawee am na mbër moo xam ne danaa ko faral maag yow mi la doon clash fii ñun ñaar moom lañ far dañuy toog di seetaan télé ba di seetaan làmb ja dañuy xool kenn ku ne dañuy yaakaar suñu mbër daan donc àdduna dara dafay jarul dara waaw te tey Habib monument national bi nga xam ne au niveau musical grand musicien complet war nañu jàngal lool donc loolu rek war na am lu ñu jàngal ci àdduna ba xam ne ñu war a xam ne lii am ñun dañ fay jaar dong di jàll àdduna dara saxu fi moo tax ay saaga yi ñuy def ak ay ñàkkante ay teggi nag ay lu ne ëllëg fan lay mujj kullu nafsin saay xatul mawti waaw bakkan bu ñam dund da nga ñam dee waaw yàlla nag bu soxlaa day mel ne jinne ju soxla Dakar ku yéeg da ngay daanu waaw saa yu soxlaa dana la yóbbu daf ñuy metti rek waaye mënuñu ci dara waaw waaye nag ku mel nii bis bu ñu wanee ginnaaw c'est juste ñu jàppoon lépp lu ñu jàppoon ñu bàyyi ko ñun ñëpp ñu delluwaat xam ne ñett yooyu ma leen wax sànq daf ñuy boole daf ñuy indiwaat daf ñuy yecc àdduna am na luñ ci war a jànge waaw kooku référence la woon waaw comme grand artiste yoo xam ne jóge nañ fi waaw dañ war di jàng ci àdduna daf ñu war a yee ci yu mel nii waaw te xam ne comme ni ma leen ko waxee fii dañ fay jaar di jàll rek lu fi jar dara amu fi lu fi jar sos lu fi jar fen lu jar yàq der lu jar ñaawoo amu fi ndax lépp lu metti gis nga comme nii mu metti sénégalais yépp Habib Faye tey jóge gi mu fi jóge bu dee politique la ñuy wax ñenn ca opposition ba ñenn ca pouvoir ba ak ñëpp metti na leen tey soo xam nga kooku lan la union indiwaat na que ne on est tous des sénégalais donc nañuy yéenante jàmm nañuy xalaatante jàmm te xam ne lii ko dal di leen ñaanal di ñaanal sama bopp yàlla na yeex ci ñun ñëpp te di ko ñaanal di leen ñaan ngeen ñaanal ko yàlla yërëm ko te yeexe ñu
waaye tôt ou tard lii mooy dëgg gi lii mooy loo xam ne mën nga def lu ne mën nga am lu ne mën nga wax lu ne waaye tôt ou tard di nga fa mës a jaar kooku lu jara fàttaliku la moo tax lu jar ñaawoo gisuma ko ci àdduna bi waaw kon gars yi nañ ciy fàttaliku nañuy fàttaliku dee nañuy fàttaliku lii te xam ne jombul kenn mooy loo xam ne comme ni ma ko waxee mën nga am lu ne du bu doon xaalis koy jënd am na ñoo xam ne duñ dee ba faaw waaye am na bis peñ bis dana ñëw juróom-ñaari mètre percale yooyu ku am ak ku ñàkk ak ku intelligent ku pauvre ak ku riche ak ku dof ak ku nite lépp ñun ñoo ci yem kenn du romb lool waaw troisième baa ngi noonu boy kon nag tey man dama am lu ma naqari bu wóor ma ne Sénégal am nañu leen naqari àdduna am na lu leen naqari waaw dellu si man dafa am lu ma dund ak Habib loo xam ne yàggul ay question ay heure la en 2004 wala 2003 bu mu juumul ba Youssou Ndour ñëwee Sardinia temps yooyu maa ngi Sardinia booba xale yi gën nañ nekk jeune parce que boobu maa ngi yor ay rasta Youssou gënoon nekk jeune Habib jeune Mbaye Gueye Faye jeune ñu toog ñu ñëw bis bu ma déggee ne dañuy ñëw une semaine avant laa ko yëg booba maa ngi liggéey ci benn télé premier télé bi nekk Sardinia bi ma ko yëgee man leen kii de scoop la sama programme mais nan lay def ba am ko te di leen wax ne artiste bu mel ne Youssou Ndour dimension bi mu toll du da ngay ñëw rek dégg ko microphone saa yooy jógee fale ñëw wax ak moom mu nangu déedéet même moom bu ko bëggee maison de disque yi mu nekkaloon temps yooyu en 2004 duñ ko woon nangu parce que booba Sony la Youssou Ndour nekk te Sony pour nga wax ak artiste bu ñu yor da nga leen di bind 1 mois avant wax leen demande yi laaj leen question yi nga xam ne si moom nga war a laaj artiste bi su ñëwee avant muy ñëw sur place daañ la tontu ñoom ne la lii mën nga ko laaj lii non lii si lii non boo d'accord ci loolu bu artiste bi ñëwee daañ ko mettre à disposition nga laaj ko demande yooyu nga xam concorde nga ak ñoom bañ d'accord ci moom mu wuyu la xam na lan la liy wuyu et tout waaw mais nag ñun booba xamuñu ci woon dara journaliste yi nekkoon en Sardinie ñoom ñëpp kenn xamu ci dara mais ñu nekk ba mu ne suba la Youssou Ndour di ñëw ñoom ñëpp ñu wàcc bëgg ñëw kenn ku ne bëgg taxaw di ko laaj te booba organiser wuñ sax conférence de presse boo xam ne daañ la may nga xam ñoo koy gérer ci instant bi mais ñoom jot ñu woon benn demande ba yàlla def loolu am mais man nag may sénégalais comme ñoom ma ne négal ma jéem a utiliser sama truc Sénégal ci après midi bi ma añee ba pare laa dem ca hôtel bañ nekkoon nekk ak ñoom ngoon gi yëpp ànduma ak télécaméra kuy filmer ne dara dama jël sama oto dem toog waxtaan ak ñoom composé ak ñoom kërëb affaire yooyu kërëb ba Youssou bañu fa ak musiciens yi yàlla mi dara tawul def ba nga xamee ne ñoom ñi waroon def balance bi ci stade bi ñu waroon tëggee foofu à 18h30 mooy toog gars yi waxtaan bi neexoon na ñu dem ba toll foo xam ne mais booba maak Habib ak Pape Omar ñoo gënoon nekk di waxtaan léegi ma leen gars yi maa ngi dem mais mun naa leen yóbbu ñoom ñu ne ma bu fekkee mun nga ñu yóbbu kon ñoom bon nañ bàyyi gars yi ñu dab yow ñu yóbbu ñu ànd yow quoi parce que gars yi yow tu es sympa kërëb xam nga sénégalais yi rek yaa ma gën a xam quoi nu muy gën a neexee waaw bu ngeen nekkee ci seen biir ngeen sore Sénégal rek fàttaliku yeeg affaire yooyu quoi bon man leen gars yi xool kam nu ñuy def kon yéen ñaar ñëw leen man ma yóbbu leen sama oto quoi man ñu ne mag mais xam nga fan la ñuy playé man leen waaye man foofu laa dëkk ci wet gi ñoom ñu ñëw yéeg sama oto muy yéeg Pape Omar a ngi toog ci ginnaaw Pape Omar yaa ngi may seetaan lii ma wax bu amul weddi ko officiellement àdduna dégg ko waaw toog ci ginnaaw Habib Faye toog ci kanam sama oto ñuy konne gaañ di kaf di ree di fàttalikonte Sardinie fa ma jaar ak fañ waroon tëggee ci sorewul ak géej gi te yoon bañ doon aw ci yoonu géej gi la ñu daw
ñi ngi xool tubaab yi nii gars yi sànnente ay dóor ay track li ñuy xool ci mbedd mi yéen a ma gën a xam quoi waaw bañ dem ndeysaan avant ñuy àgg foofu taxaw ci benn baar man leen wàcc leen ñu jël café kërëb ñu wàcc ñu ñett dem jël suñu café booba ñu ngi tox cigarette xam nga ñu jël ñetti paquetu Marlboro kenn ku nekk yor sa benn xam nga ñu yéegaat ci oto bi dem parce que boobu moom ci boppam Habib ma ngi may soññi ndax booba la des ci 18h30 bariwul xam nga ni ki day am anecdote affaire yoo xam ne jaar nga ak ñoom muy ay jaar-jaar nga di ko nettali yooyu ay souvenir la quoi ci àdduna waaw te loolu dama koy rappelé wu mi ngi am mais sa waay xam nga moom ay mbiram moom bu heure liggéey bi jotee nangam donc bien que ñi ngi jaaroon ca baar ba mais moom ngi xool Youssou Ndour attente bi muy am fële parce que sa waay moom kenn du ko jiitu sur place bu ñu war a def balance bi te 18h30 lañ ko war a def Youssou ci suuf lay taxaw gars yi yéeg kenn par kenn ba pare mu doog a yéeg essayer voix am quoi loolu jëmm ji da ko seede gis ko keroog affaire ba dafa ma touché ci li Habib wax kooku mooy li Youssou di leen wax toujours ci liggéey bu jotee ak fonk liggéey ni mu ko fonke waaw ni mu leen fonke ñoom dem na ba éduqué na leen ci affaire boobu ba buñ taxawoon war a am retard sax dañuy fàttaliku lool kooku mooy musicien super étoile waaw loolu dama ko gis seede ko dégg ko waaw ndax artistes yi buñ nekkee Sénégal xam nga yéen da ngeen dem ci scène bi soirée bi jënd seen billet rek ñëw fekk leen fa gis leen mais boo nekkee Europe léeg-léeg daañ ñëw buñ amee temps da nga dund ak ñoom ay moment yoo xam ne si day mel ne yow sa frère nga nekkaloon wala sa mbokk moo xam doo dem ba considérer leen ni ngi leen doon considérer sax au Sénégal parce que Sénégal pour nga jot leen dégg leen day difficile da ngay ñëw ca concert rek di leen seen boo paree mbooloo mi bari na ba dañuy jaar ci gannaaw dem ñibbi fii nag da nga am léeg-léeg occasion yoo xam ne di nga mën a dund ak ñoom dundu sénégalais entre frère et sœur ak nu mu mën a demee kooku c'est valable pour tout le monde pour ñoom ñëpp waaw man mii dal na ma ak Thione Seck ànd naag moom ci train ñu jóge fii Brescia Bergamo jóge Bergamo dem ba Milan ci train wax naa leen ko waaw dal na ma ci Omar Pène ñëw na Sardinia boobu mu leen di nettali def fa 5 jours yoo xam ne amoon na fa 4 concerts booba Mayga mi ngi ci moom mais dañ dundoon 4 jours yoo xam ne dem naa ba moom ba super jamono bi ma doon gis ak gars yi muy dundal mais c'est tellement naturel ba ñoom bon dama naan mais gars yi ni mu foogoon nii la difficile affaire yi non dund ak yéen normal comme mi ngay dund ak sa frère ak sa sœur chaque jour muy affaire bu nice di affaire bu rafet waaw kooku artistes sénégalais yi am nañ loolu je pense que même yeneen artistes am nañ ko daañ ko dund mais man mi dund naa ko mais yéen ñi may seetaan ñu ci bari dund nañ ko artistes sénégalais yu bare donc loolu rek am na lu ñuy jàngal keroog passage boobu ñu def ak Youssou ni mu gisoon mu koy dund ak gars yi ci hôtel bi noonu biñ demee ba àgg ci laa koy doog a wax dem ba ci moom biñ defee balance ba pare ma ñëw ne ko sawaay ba mu ne naa mën a xool programme bi kër laa yor te nag il faut ma daje yow il faut ma am lu ma laaj il faut am loo ma tontu mu ne ma sawaay mais loolu du ma nekk ma ne ko ndax lan mu ne ma maison disque bi mooy problème bi yàlla moo tax may wax de waaw billahi wallahi watallaahi man duma sosal te xalaatuma di sos Pape Omar yaa ngi may seetaan Youssou Ndour yaa ngi may seetaan rappelul booba rasta yaa ngi boo gisee après vidéo bi da nga rappelé bis boobu kañ la woon waaw ma ne ko sawaay Sénégal lañ nekk xam naa procédure bi ak nu mu mën a demee tout ce que tu veux mais nag gis nga lii boo ko defee da nga ma sagal da nga sagal parce que à part que sagal ba mooy journalistes yi gën a ngan nekk fa journaux yi gën a ngan yeneen télévision yi nekk fa rajo yi ñoom ñëpp kenn mënu cee wax ak Youssou Ndour jege ko sax mënuñu ko ndax mayuñu leen ko waa Sony keroog ay américains y avait 2 ponkal yoo xam ne 2 mètres laa kenn ku ne ñoo ko dand fu muy toog loge bi mu nekk ñooy taxaw ci bunt bi kenn du dugg àgg ci moom mais xool na affaire bi xool na mbirum Sénégal li ma lay wax ci yewanu Youssou Ndour mooy loolu waaw waa ju baax a ngoog yoo xam ne ñu bare ñu ngi koy jugé waaye xamuñu ko mu ne ma xool gaynde ngi la ma ko waxee gaynde xam nga nu ñuy def léegi da ngay bàyyi
bala ñuy commencé mu nekkee ci loge bi rek nga ñëw ñu def affaire bu gaaw parce que xaw ma nu ma lay def mais nag lu gaaw ma ne ko waay sa waay bu doon benn minute la sax baax na mu ne ma ok bi heure ba jotee na ma ko waxee ma woo sama caméraman ñu ñëw agsi taxaw ci bunt bi américain bu mat 2 mètres moo taxaw ci bunt bi mu ne ma fii doo fi jaar mais heureusement bunt bu ubbi ko fekk sa waay mi ngi toog jàkkaarloog man ni Mbaye Gueye Faye mi ngi toog ci càmmoñam billahi wallahi watallaahi néeg boobu loge boobu moo fa nekkoon moom Mbaye Gueye Faye ak Ibou Ndour rakam Ibou ne ma ok jàll sil sa waay ñëw ne américain bi bàyyi ko mu dugg man mu bàyyi ma dugg man kese bi ma duggee nag daat leen di nuyu après ci la rappelé li ma waxante woon ak moom sa waay daat ne ma léegi bon rappelé na li ma ko waxoon comme ni ma ko waxee woon niñ concordé woon ma ak moom mu ne ma léegi ok nañ def lu gaaw de li mu la waxoon ma ne ko ok ne woo caméraman bi léegi américain bi la dugg sa waay ne ko non bàyyi ko mu dugg gaañ bi dafa mer ba bi mu dóoree bunt bi laa wax da ko doon bëgg a damm mu ne ma sa waay gis nga lii laa la doon wax affaire dafa war a gaaw taf ma ñëw toog tàllal micro bi mooy li ngeen war a gis après noonu waaw te booba ñun ñett man moom Mbaye Gueye Faye ak Ibou Ndour ñoo nekk ci biir waaw nekk boobu donc te loolu pour li tax ma nett leen ko mooy atmosphère bi nga xam ne si créé woon naa ko ak Habib may ma ko Pape Omar may ma ko xam nga loolu yëpp ak Youssou gisoon situation bu ak yëpp à part que ki jëkk a créé fans clubam Ndar en 1980 so man mii la woon ak Moustapha Dioni Mbaye ak benn femme bu ñuy wax Fili donc mais loolu yàgg la woon mais lii ma lay wax Italie la amee Sardinia la amee woon waaw pour wax la mbaaxu Habib waaw woyef bu mu woyefoon boo ko daan xool da nga naan musicien simple la comme ñëpp guitariste la nangam le travail qu'il faisait derrière yéen xamu leen ko waaw même bu ñuy def seen balance yooyu sax day suivre gars yi ni leen Youssou di suivre waaw kon nag xam ne un monument won nañu ginnaaw artiste bu mag bu ponkal won nañu ginnaaw donc ñu war ko rendre hommage di wax ay waajuram parce que comme ni ma leen ko waxee ci début bi rek am na koo xam ne boo ko juree moom bu màggee moomatoo ko Sénégal ko moom Afrique moom àdduna woo ko moom ko donc di ko jaale ay famem ñoom Lamine nag di ko jaale Moustapha Faye mi nga xam ne mi ngi ci Super Étoile ba léegi moom tamit waaw di ko ziar waa Super Étoile yépp parce que kooku mooy famem waaw foofu famem la depuis 1984 donc nit ki kër ga nga jóge ka nga soqi ko màgge fa ñu xamee la fa mooy Super Étoile kooku tey bu ñu déggee Youssou bay wax ci moom bay jooy gis ngeen ay rangooñam parce que ñu ko mun àggale parce que te famille ba la bokk waaw même ba mu fa jógee dem yàlla mi dara teewul fexe na ba nga xam ne bala muy jóge àdduna dellusiwaat na fa mu soxi ko woon donc nit ki mën nga bàyyi sa kër ga nga juddoo yaroo fa màgge fa xëy mer dara mere la fa naqari la fa ba nga dem waaye foo mën a demit du dàq sa kër du yàgg-yàgg danga ko del si gis nga yàlla mi dara teewul fexe na ba gis ngeen programme yi gis ngeen dajem ak Youssou gis ngeen man fa ma ko mujj a gisee mooy Bercy bële Bercy bii passé Habib moo doon joué basse ba ñëw ñu fa sax naan dañuy expliquer lan moo taxoon mu jóge faak yooyu yëpp amul Youssou Kara ba mu koy présenté c'était devant moi devant le monde taxawu fa naan lii ñu boole woon ak dugg na fii génn kër bi da ko présenté comme ni mu présenté musiciens yi comme quoi kii këram la nekk musu fi jóg loolu mooy nit donc maa ngi lay jaale Youssou Ndour maa ngi lay jaale sa rakk jooju waaw di ko jaale waa Super Étoile di ko jaale famem di ko jaale Sénégal di ko jaale Afrique di ko jaale monde bi yépp parce que artiste la boo xam ne da doon collaborer même avec les plus grands artistes du monde donc Sénégal dong moomatu ko woon waaw kii référence la nañuy jàng ci moom
nañ jàng ci lim wàcc ci àdduna waaw kon nag gars yi fii laa yem ak yéen ba beneen xool leen nag vidéo bii rencontre bi ma amoon ak Youssou Ndour booba gënoon nañoo nekk jeune boobu maa ngi yor rasta yi kërëb Youssou gënoon a nekk booy yor kabam yooyu yëpp mais 2004 la woon fële ci Sardinia kon nag xool leen affaire boobu buñ paree rek ñu ñaanal ko ñu ñëpp fuñ ne ci àdduna nañ ko ñaanal te xam ne xàjjaloo yi ak ŋaayaloo yi dara jaru ko fii duñ mujj fudul fii ñuy fàttaliko nañ fexe ba ñuy fàttalikoo ci lu baax waaw ci lu baax luy jariñ Sénégal waaw di ñu bañ fàttalikoo ci lu ñaaw waaw loolu lañ war a ñaan loolu lañ suñ maam bàyyi woon loolu mooy li nga xam ne mooy liñ ñaan ci Sénégal gee te ñu ñaan loolu continuer ci Sénégal gee donc yàlla nañu yàlla taxawu leen yàlla na yàlla yërëm Habib Faye yàlla na yàlla yërëm Habib Faye yàlla na yàlla yërëm Habib Faye te accueillir ko ci àjjana yi gën a kawe yàlla na suuf sedd ci kawam Ecco ragazzi, ce l'abbiamo fatto dopo tantissimo sacrificio a acchiappare Youssou Ndour, a parlare con lui. L'avete desiderato, l'anno scorso ci abbiamo provato, non ce l'abbiamo fatto. Quest'anno finalmente a noi di Notte Mania esclusivamente ci ha lasciato questa intervista. Youssou Io fai. insomma, Grazie. L'anno scorso avevo faticato tanto per arrivare a te, ma era difficile. Sì, però devi capire che quando siamo in tournée ci sono date proprio vicine che dopo quando finiamo di suonare dobbiamo scappare e riposarci ma solo per questo, ma non per non parlare con voi. lo Giappone sì. Addio. Tutti questi anni tutti i senegalesi qua hanno desiderato così tanto la tua presenza qua. Oggi non potrei misurare la loro felicità qui, talmente grande che sì. Ma parliamo della tua musica. Quello che volevo dire è che l'anno scorso quando sono andato in Senegal ho visto tanti giovani musicisti e che tutti nella loro musica sento sempre la voce di Youssou Ndour, almeno in un pezzo. Perché hai scelto di fare questo? Sì, però come sai la musica è tutta una famiglia, tutti quelli che fanno musica appartengono a questa famiglia e con la mia esperienza credo di poter aiutare qualcuno. Non si limitano neanche solo ai giovani, ma sono musicisti che con la mia esperienza per forza, visto che sono entrato prima nel mestiere, ho iniziato prima di loro, che magari gli errori che può fare tu non commetterai perché magari ci sei passato. E la musica che facciamo non deve servire solo per suonarlo, ma vogliamo anche aiutarci gli altri e fare qualcos'altro per ingrandirlo. Ho visto i musicisti italiani, Massimo Di Cataldo. Massimo ho sentito che l'anno scorso era qui in Senegal, mi ha parlato bene quando è rientrato, però quello che volevo sapere, quello che tutti gli italiani vogliono sapere, hanno sentito che hai cantato con lui, però non sanno come è nata la collaborazione. Sì, la collaborazione è come tanti altri che ho fatto con tanti grandi artisti del mondo, perché io penso che l'apertura più grande nel mestiere che facciamo è di aprirsi a tutto l'universo, di incontrarsi con gli altri, portare l'esperienza che ho con quello che hanno loro e cercare di portare fuori qualcosa di grosso. Massimo ha fatto questo pezzo, l'ha mandato, l'ho ascoltato, mi è piaciuto perché io le melodie italiane mi sono sempre piaciute, quindi
quando l'ha proposto l'ho ascoltato, mi è piaciuto, poi è venuto in Senegal, l'abbiamo registrato, è uscito qua il pezzo e sono felice del successo che ha riscosso questo brano qua, e come sai che ha avuto lo stesso successo in Senegal, ne parlano qui bene come in Senegal ne parlano tutti, che ogni incontro deve avere un'importanza del genere, perché se vedi Massimo prima di cantare con lui in Africa non era conosciuto, adesso sì, ma anche io qua nonostante sono conosciuto c'è la gente che non mi ha conosciuto grazie a questo pezzo con Massimo. Però volevo parlare anche di un altro cantante italiano che tutti chiedono perché Youssou N'Dour non ha fatto un pezzo, parlo di Eros Ramazzotti, non so se lo conosci o no. Sì, conosco il suo nome, però non è che chiunque faccia qualche cosa io devo cantare con lui, cioè, io se vado a Nazione magari scelgo un artista che secondo me ha un carattere musicale simile alla mia, che riesco ad adattarmi molto più in fretta. Claudio sì, ho fatto qualche cosa con lui, però se proprio devo scegliere, scelgo chi secondo me è grande. Massimo mi ha trasmesso questo e ho scelto di fare delle cose con lui e niente, quello che fa è vicino a quello che faccio io, per questo ho scelto lui. Niente, io non mi resta che dirgli di fare un saluto a Notemania. Ciao, Notemania. Li saluto tutti. Volevo anche ringraziare i senegalesi che hanno contribuito così tanto a questo concerto, dargli coraggio per il lavoro che fanno qua, che sanno che perché sono partiti e le loro famiglie ne sono sicuro che lo sanno, perché ognuno che parte dalla sua terra deve sapere perché è dall'altra parte. Noi abbiamo molti amici anche tra di loro, li ringraziamo tutti dalla loro partecipazione e preghiamo di ritornare qua di nuovo per farli divertire ancora di più, perché noi siamo sempre al vostro servizio e siamo sempre pronti a chiudere meglio di così. Io ho fatto apposta l'intervista in Wolof, nella mia lingua, nella sua lingua, e sarò costretto a fare il doppiaggio sicuramente, perché ho scelto di farlo questo, perché questo nastro voglio che arrivi anche in Senegal, perché l'ho promesso a lui che sicuramente glielo manderanno. Non so se in Senegal la cassetta va mandato sì o no. Per adesso vi saluto. waaw sama gars yi waa kii moom mooy daje bi nga xam ne si mooy bi ma daje woon ak Youssou N'Dour, mooy ni ma leen ko nettalee rek sànq avant ngeen di xool vidéo bi, mooy loolu di jéggul rek ndax rasta yi nekkatuñ fi temps yooyu moom gétte yi lañ yoroon, ay rastaman lañ woon. waaw te boobu tam gënoon nañ nekk booy, bu ngeen xoolee Youssou xool ba xam ne booba gënoon nañ nekk xale quoi, mais yàlla nañu fi yàlla yàggal ñu dem ba 80 ans wala 90 ans ñu dajawaat gën leen wone mel neneen. waaw yaa ngeen jëf, maa ngi leen di sant leen gërëm, Cheikh bi ngi leen di nuyu di leen jaale yéen ñëpp. Habib Faye à part ay mbokkam nee naa leen Habib monument national la woon, artiste yoo xam ne seen famille rek moomu leen, Sénégal da leen a moom, àdduna Afrique moom leen, àdduna moom leen. kon nag ni ma ko jaalee ay famem laa leen koy jaale yéen ñëpp fi ngeen toog seetaan lii ma def tey. waaw yàlla na yàlla yërëm ko te yeexe ñu ko, te ñun ñi te yeexe ñu, te tamit yéen ñëpp maa ngi leen di ñaan kenn ku ne na nga ñaanal Habib Faye yàlla yërëm ko te yeexe ñu. jërë ngeen jëf ba ci temps yi, yaa ngeen jëf.